tàngal bége jinjeer boisson punch ak ndoxu waalo ñoo leen di may seen émission ndekki li di émission naan di say 98.5 le choix de la différence Sud FM la première radio d'information du Sénégal. Bonjour, comment ça va chez vous? Ça va très bien chez nous, merci beaucoup. dellu di leen nuyu di leen bége di leen ziar di amati mbégte bu baax a baax saa bu nu xëyee àndandoo ak yéen ci seen émission ndekki li émission nandite yi jaajëfal leen bu baax a baax ak di leen masawu coono bu baax a baax loolu xam naa ne danañ ci gën a xuus bu ci kanamee tuuti wante laata lépp di xew ma dellu nuyu bége ziar suma xarit suma kilifa di oustaz Maodo Faye yaa oustaz maa ngi lay ziar di amati mbégte saa su ne bu ma janook yow. maa ngi lay nuyu di la ziar laafa bi Mauritanie lool. ñu ngi lay ziar bu baax a baax di nuyu suñu bokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu di nuyu ku mel ne Aziz Samb ku mel ne ñoom Sambousso ak yeneen i bokk yoo xam ne xarit lañu wala waaw très bien te xamuñu leen sax ñu ngi ñuy déglu. loolu lépp yàlla na yàlla mottali voilà. jërëjëf bëri na ci ay mbokki sénégalais yi nekk bitim réew ñàkkul nag oustaz danaa dajale lu bëri ngir dégtal la ko parce que sénégalais yi ci extérieur da ngay gis ne ñoo gën a bëgg émission bi sax sénégalais yi nekk fii d'ailleurs bu may wax loolu maa ngi wax ñii ñuy déglu fu ñu mënta ne ci àdduna bi moo xam Sénégal wala bitim réew jamono yi ñuy wax ak yéen ñu nag oustaz Maodo Faye man ak oustaz Maodo Faye jamono joojee ñu ngi en direct sunu ay station régionale yëpp wante it ñu ngi ay en direct ci plateforme yi boo duggee sunu chaîne YouTube gannaaw bi ñu ko abonné ba pare mën nga jamono yi ñuy wax nga déglu ñu en direct duggal ci chaîne YouTube Sud FM seen rajo nga am ñu en direct mën a dégg li nga xam ne oustaz Maodo Faye dana ko jibal tey puisque maa ngi wax bitim réew oustaz dama la bëggoon dégtal laata maa tàmbali démb damaa dajale woon xam nga li may wax saa su ne Dakar n'est pas le Sénégal wante Sénégal n'est pas le monde te sénégalais yi ñu ngi fépp ci àdduna bi démb bi affaire yi xewee affaire yi compliqué jotoon naa jokkoo ci 8 mars bi ak ñetti jigéen yu nekk bitim réew jotut a jàll nag ndax événement yi ak xew-xew yi moo taxoon ma bëggoon tey ñu dellu si ci tënk rek ci yooyee jigéen di ay sénégalaises di évoluer ci extérieur maanaam ci bitim réew di fa bay seen waar kenn ki ngi tudd Fatima Seydi nekk Paris en France keneen ki tudd Léonie Mandang nekk Canada ñetteel bi di Michel Gomis nekk ca Barcelone Espagne kenn ku ci ne am na message boo jagleel mbokki sénégalais yi ñetti sénégalaises yooyu ñu déglu leen. asalaamaaleykum askan wi waa Sénégal waa diaspora maa ngi tudd Fatima Tiffany dëkk Paris France di nakarlu bu baax li xew suñu dëkk bi Sénégal pays de la Teranga dëkk bi nga xam ne jàmm rek lañ ko xamal ak kafakre ñoo ngi jaale famille victime yi ci fan yi ñu génn di jaale peuple sénégalais di leen massawu nit yi Sénégal nag sonn nañu liggéey amu fa nit yi mënuñoo dundal seeni njaboot ndax dund gi metti na torop cher na torop faju gi jafe na loolu yépp nit yi fa dëkk di ko muñ depuis ay ati at ginnaaw yàlla ñu am yaakaar ci nit kii di Macky Sall votel la jox la réew mi ngir nga def ci li war ñoo ngi condamné nag fermement violence yi am ci réew mi ndax violence bi fejul dara mën nañu manifester résister sans violence wax suñu xalaat calmement yàq bi tamit amul benn njëriñ ndax luñ fa yàq rek suñu alal lañu yàq jàmm ak xewal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. asalaamaaleykum mbokk yi man Léonie Mandon sénégalaise vivant au Canada maa ngi jël kàddu tey di nakarlu li xew actuellement ci sama dëkk ngay gis ay xale yuy gaañu ngay gis même ay dee loolu xel musu ko xalaat ci fi ñu toll nii parce que Sénégal nekk na dëkk boo xam ne dëkku teranga la dëkk bu démocratique la dëkk boo xam ne ñëpp ko doon naw alors li fa xew actuellement ñu ngi koy nakarlu te dañoo tiit ndax suñuy waajur suñuy mbokk suñuy xarit ñoo ngi foofu te saa yu ñu yeewoo ñu ngi xalaat ndax gaañuwuñu ndax amul ku dem ndax amul koo xam ni arrêté nañ ko maa ngi woo président de la République maa ngi woo bépp leader d'opinion maa ngi woo les autres partis politiques ñu jóg taxaw ànd booloo nekk benn jëmale kàddu gi ci kanam waxtaan juboo ndax ñu teg xeex mi ci suuf. asalaamaaleykum waa ndekki li maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen jox seen wàccuwaay képp ku teew ci émission bi maa ngi tudd Michel Gomis dëkk Barcelone ma leen di jaajëfal nag ci micro bi ngeen ma ubbil tey ce pays que nous chérissons tous
dëkk bi nga xamante ni ñun ñoo ko moom ñun sénégalais yi fu ñu mënti nekk ci àdduna diaspora biir Sénégal ak fépp fu ñu mënti nekk lu mënul nekk ci kaw injustice il faut que ñu wax ko injustice bi dafa commencé bari dafa commencé law ba nag ñu dem ba ñu ñuy utiliser ñun jigéen ci biir injustice boobule ñu war a toog tey xoolaat suñu taxawaay xoolaat ni ñuy protéger woo que justice soit faite justice soit rendue au nom des femmes et pour le peuple sénégalais. jërëjëf kon nag oustaz Maodo dégg nga noone ñetti sénégalaises yooyee ma taamu muy Fatima Seydi nekk ca France maa ngi koy sant Léonie Mandang nekk ca Canada ak it Michel Gomis nekk ca Barcelone maanaam di réew yu tasaaroo ci àdduna bi sénégalais yi ne fu ne dégg nga jigéen ñi li ñu jibal par rapport ak situation réew mi lan nga ciy dolli. voilà bokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu te di leen ñaanal jàmm di ko ñaan sàkku ci yéen itam ngeen ñaanal ñu ko waaw xam nga sori taxut a bañ a bokk cim réew ndax nekkuñu ci kaw suufu Sénégal fi ñu toll nii waaye ñi ngi ci réew mi ndax fi la ñu fekk baax mën naa am fi la ñu gane àddina kon li xew ak léegi ni àddina bi ni muy doxee li xew fi mën naa yendu ji foofu à la minute mën nañoo xam li xew ci Sénégal gi yëpp léegi nag ñoom dañoo yëkkati seen ay kaddu am lu ñuy naqarlu li ñuy naqarlu nag dañoo sori waaye ñëpp a koy naqarlu ñoom nag ñu gën koo fësal loolee nag ñuy ñaan ngir jàmm am na am yàlla na am loolu ñuy ñaan ngir démocratie am yàlla na am waaye ñaan gi lu mu baax ñi nga xam ne tam ñoom la yàlla teg ci seen loxo ñi nga xam ne ñoo yore mbir yi moom la ñu tudde ulul amr ñoom ñoo war a nekk ca kanam lu ñuy def ñu def ko su ko defee njaboot gi mën cee topp ndax ki nekk ci kanam nekk kilifa su yéwénalee njaboot gi fokk ñu yéwénal maanaam ki jiite daal bu doxalee mbir yi lépp jaar ci yoon ñi ci topp daanu am repère ngir lépp mën a jaar ci yoon. xanaa xamoon ne aw yoon bu dëngee ka jiitoo tax maa yow bu ñu àndoon mbooloo ñu am ku ne ca kanam bu jàddee rek ñu jàdd xam nga bu jàddee moo ñu gidee moo ñu yow na yoon waaw léegi ki lay orienté bu dëngee yow foo jëm quand même waaw xam nga rek bu defee benn ligne droite ñu ne léegi xam nga fil indien lañ ko duppee léegi am ku nekk ca bopp ba ñun ñu topp ci rek comme jaan ba mu yàgg mu def nii il faut ñu def nii il faut nga def waaw carrément da la yóbbaale carrément donc kii jiite il a tout intérêt à ce que yoon wi leer mu nekk lu droit yoon bu chemin bu droit boo xam ne bii ca lay teg tànkam loolu nag mooy tax ñi nekk ci gannaaw bi itam mën a xam fu ñuy teg seen tànk ndax xam nga àddina Nicolas dafa am yoo xam ne yi daf koy doxal am yoo xam ne da koy delloo ginnaaw yi koy delloo ginnaaw nag yëpp dafa nekk ci bànneexu doomu aadama waaye yi koy doxal dafa laa muñ loo wax bu xóot la maanaam liy doxal àddina dafa lay muñ loo ca la jom nekk ca la liggéey bu metti nekk ca la banque nekk ca la jaamu yàlla nekk ca la taxaw jubóog say bokk nekk ca la def lu baax nekk yooyu nag yii yëpp ay effort la laaj waaye nag li koy delloo gannaaw mooy mbumbaay ku mën sa morom duma ku ëpp sa morom doole won ko jaay doole waaw jaay doole su ko regee dañuy nekk ci benn jungle la loi du plus fort est toujours xam nga di ko waaj a wax voilà yàlla nañu yàlla musal ci la loi du plus fort justement puisque bu ñu jógee ci soxna yooyee sénégalaises yooyee nekk ci bitim réew di leen sant bu baax di leen gërëm ñoom itam ci gunge bi ñuy gunge émission leader bi la di ndekki li émission nandite yi dama bëgg ñu dem déglu ji extrait puisque looloo waral coow li lépp diggante démb ak tey gis nañ ne am na dal mais li ko waral mooy li xew démb justement extrait bu ndaw bu Ousmane Sonko ak extrait bu ndaw bu Macky Sall ñu déglu leen. ñun ñëpp suñu dajaloon suñu parti mënuñu ko peuple bi moo mën a exiger imposer rapport de force boobu nag bokk na ci benn lu ñuy exiger la du lu ñu ñaan Macky Sall de amul layam yi lu ñu exiger Macky Sall la bu ci njëkk mooy ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci mbir mi te muy responsabilité moom Macky Sall nañu jox ndàmpaay seen waa famille. suñu réew mi ak réew boo gis léeg-léeg bu jafe-jafe bu mag amee lay tax réew ma mënal boppam mooy nit ñi boole seen bopp donte am nañu ay jafe-jafe seen biir ndax jafe-jafe du ñàkk ci àdduna.
loolu leer na jafe-jafe du ñàkk ci àdduna wante kii jafe-jafeem daan ci dellu si wante loolee ñu dégg sax moom le Sud Quotidien yéen kaay bu mag bile xëyee tey di manifestation yi nga xam ne moo amoon autour de l'affaire Sweet Beauty noonu la ko titré. Macky joue la carte de l'apaisement pendant ce temps après sa libération sous contrôle judiciaire Sonko renfile sa tunique d'opposant leneen yi ci détail nag ci bëri daf ci bëri torop nga gis ne ñu xarañ ñu ngi ci biir Sud Quotidien lépp luy information yu wër te leer mu ngi ci yéenekaay bu xarañ boobee dégg nga président Ousmane Sonko président Macky Sall ku ne def nga sa discours démb dafa mel ni ñoom ñaar ñëpp dañoo nekk ci période apaisement de gannaaw li fi xew yëpp. waaw ñoom ñaar ñëpp dañoo nekk ci kenn ku nekk ne nañu defal askan wi ndax li fi xew lépp waaye dañoo bokkuñu nag nu ñu waxee ndax bokkuñu posture. waaw chef d'état buy wax ak opposant buy wax mënuñoo bokk. parce que chef d'état biy wax li ëpp ci waxam li war a gën a bari ci waxam mooy mu dalal. parce que moom moo yore yëf yi. ki nga xam nag mooy opposé moom ñaare waxam ñaare souvent la plupart du temps mooy gën a tar mooy gën a kii mooy gën a nekk lu offensif. waaye nag nga jàng ci ñaar itam. dafa mel ne wax la ak tontu la it ak wax ndax wax ak tontoog wax bokkuñu. léegi wax bu njëkk bi mooy ki njëkk a wax mooy Ousmane Sonko. Ousmane Sonko bi mu toogee li mu wax moom mooy fi mu jaar. ak mbir yi ni mu jafe am ay jafe-jafe. ba dem ba sax sant encore une fois waa gendarmerie. ci ni nga xam ne noonu lañ ko traité. mu ne amul benn luñ ba max sax defuñu ko. daal dina nag léegi rapport de force bi. mais loolu c'est pas la première fois moo xoon ko ndax ba muy dem dafa ne woon njiitu réew mi moom Sonko moo wax loolu. mu ne Macky Sall rapport de force la xam. waaye ndax lii bu ñu ko bàyyee nii mu dem. la mu defoon Khalifa Sall defoon ko kii nga xam ne moom moo di doomu Ablaye Wade bi. Karim bu keroogee ñëpp ne daal na nag waaye nag bii du yomb. d'accord léegi nag bu loolu passé bu weesoo politique bi. Concrètement il y a eu quand même des événements malheureux qui se sont passés est-ce qu'on doit laisser passer comme ça il y a eu des morts il y a eu des casses dañu war a jàll noonu rek ne waaw nañu dellu ci jàmm et puis on oublie ça voilà. non parce que da ngaa wax léegi on oublie politique mais lii la politique ko andi. waaw mais mënuñu dëkk tamit di wax ci politique bi dafa am yoo xam ne. weesu nañu politique bi quand même. mais bu du woon politique bi ñii duñ faatu. bon c'est-à-dire que dañoo xaw a nekk ay intercomplémentarité. oui mais on peut pas nous parler tout le temps de politique non plus quoi. parce que le Sénégal est ainsi fait. waaw mais parlons-nous de choses plus concrètes qui nous font avancer. waaw mais loolu nag parce que yéen a koy faral di wax. politique yi ci boppam représenté wuñu plus de. mooy sa un quart. voilà un tiers sax. donc quand même mais problème bi mooy li ma la wax léegi ci tàmbali bi ne la ñi lay jiite bu ñu dëngee dañuy yóbbaale askan wi inconsciemment te duñu xam ne ñu ngi leen di yóbbaale. léegi loolu ñoom ñaar ñëpp wax nañ ci Sonko wax na ne. ñi nga xam ne dañoo loru nañ leen jox ay ndàmpaay te lii bañ fee amati. Macky Sall tamit accepté na loolu tamit danañ ko def. wax na ko maanaam duñu wax rek génn rek ñu daal di bàyyi noonu ba pare itam mu teg ci beneen mbir moom président Macky Sall wax ne. li tolloog ñetti téeméeri milliards. après événement yi bi mu amee comme loolu événement yooyu jàll na. danañ ko def nangam ak nangam. mais man loolu dama ci am ay lecture yu bare. bu njëkk bi moom mooy ne. man ni ma gisee waxuma Sonko de mais ni ma gisee discours Macky Sall. wax dëgg yàlla man laa wax de man loolu man la engagé. man gisuma mu wax nit ñi lu bees. parce que programme la boo xam ne bii tëraloon na ko ci jeunesse bi ba pare. xëy na mu ne day yokk nangam ak nangam. mais yokk googule xam nga dañuy wax naan bàyyi ba jaan jàll ba pare nga dóor ci batit bi. dafa xaw a doy waar. Ousmane Sonko tamit am na ay kaddu yoo xam ne wax na ko. yoo xam ne yii dafa jëm ci wàllu jàmm wax na ko ne nañ def jàmm. waaye itam dafa wax ne tamit réew mi ci boppam tamit kenn du ko mën a bàyyee nii. Macky Sall tamit daal ne ñun nag lépp ak lu ci mën a am waxtaan. juboo ñu def jàmm parce que moom loolu mooy rôle am kii tamit lii mooy rôle am. parce que tamit réew mi il faut moom ñu opposer. waaw opposition pouvoir encore une fois man politique bi man je vais au-delà bu ma jëlee discours président Macky Sall par exemple yaa ngi wax ne du lu bees effectivement mu ngi jagleel depuis bi mu faloo mu ngi ci deuxième mandat am n'est-ce pas à chaque fois turu jeunesse dafay dellu si ci moom mais moom il a fallu que donc jeunes yi génn fippu yàq mu am ay dee pour qu'il se rende compte que am na lu des soi-disant ci programme yi nga xam ne yëpp te du jeex du xaaj yi mu tëral ne daf ko jagleel jeunes yi. depuis quelques années que nit yi di wax ñuy gis ñi ko wër ak arrogance bi ñuy àndal saa su ne bu ñu leen di wax l'évidence il a fallu que les jeunes s'expriment d'une façon bu doy waar pour que moom mu doog a gis évidence boobu en fait. moo tax man le gouverner se prévoir. xam nga Macky Sall ci boppam dañ koo dimbaliwul xam nga ñenn ñoo ko dimbaliwul. ay ministres am
ngangooram gi ne ci moom jàmbaar la lool waaye ñi ko wër wax dëgg yàlla dimbaliwuñ ko te wax na leen ko nag wax na leen bis ne leen dem leen ngeen jege ji askan wi dem leen ngeen am ci proximité di waxtaan ak nit ñi nangam mais gars yi nga xamee ne ñoo ko wër maanaam attelage gouvernemental bi ñoom defe nañ na ñi ci des daanaka duñ considéré wuñ leen ay doomu aadama lu dul leen soxla nañ leen loolu nag moo tax Macky day wéet ci xeex bi muy xeex ndax boo sampee ab gouvernement wut ay jëwrin yooyu ñi leen fa samp gannaaw yàlla askan wi la nga yaakaar oustaz nga baal ma nga yaakaar ne ñii ñu jiite ñii ils ont compris le message est-ce que comprendre nañu message bi moi j'ai l'impression que ba léegi ils n'arrivent pas à comprendre le message direct non xam nga gars yi dañoo yeew non li wóor layam yi di jéem a kii mais non li wóor te wóor mooy Macky Sall moom xam na message bi Macky moom ci boppam parce que je vous ai compris là da nga yaakaar ne mu ngi understand li ko gars ñi di wax bu fekkente ne dégg ko kon bu musiba amaatee kon ñu xam ne kon leneen am mais man jàpp naa ne comprendre na parce que wax na ci biir waxam ne am na ci loo xam ne lii ñi leen génne mooy méttitu àddina bi maanaam fi Sénégal toll ak pandémie bi pendant 1 an nit ñi mënuñoo def dara mu ba noppi tamit restriction yi am moo tax sax mu gën a allégé waat tuuti d'accord léegi yow nga ne kon yaakaar nga ne comprendre non je crois que jamono boobu ngay wax yaakaar na ne comprendre nga muy wax ak jeunesse bi di leen wax encore ay plan c'est-à-dire des années ñu ngi ñuy wax ay plan ci ay milliards tant de milliards investis fii tant de milliards investis fee milliards yi di law rek ñii di ko aakimoo ñu ciy teg suñu bët saa su ne bu ñi nga xam ne ñoo féeteeg moom di ko aakimoo du leen wax dara et cetera encore un plan bu ñuy waxal ne jeunesse bi moom la ko jagleel te comme d'habitude xam nañ na muy demee nga ne ma Macky Sall il a compris le message de la jeunesse. mu def ko ak mu bañ koo def ndax du xale. def na politique nekkoon na fi premier ministre directeur cabinet xam na Sénégal wër na réew mi. xanaa kay ñaar moo mën a ne nga xam ba pare bañ a def. wala ngay tànqamlu wala ngay def li wolof di wax ngeen baal ma ci kàddu gi mel na ku bañ a nekk ni ku def doxlu waaye li wër te wóor mooy yëfu nandite waaw mais li wóor te wóor mooy xale yi ñoom yónnee nañ ko benn bataax te Sonko démb dafa wax ne léegi résistance bi ak li nga xam ne moom moo di révolution bi lancé nañ ko te kenn mënatu koo tax a taxaw li muy firi mooy lan li muy firi moom mooy ne ci campagne électorale bi ñu génn bu fekkoonte ni dañuy delloosiwaat bande yi ak kaddu yi nga xam ne njiit réew mi wax na ko promettre ne la 1 million d'emplois par an est-ce que moom laay wax plan yi des millions les milliards mais justement on ne fait qu'entendre ça ci concrètement ce n'est jamais visible jeunesse bi ngay waxal ñoom dunduñu loolu yaa ngi leen gis ñu ngi Barça wala Barsak yaa ngi leen gis saa su ne ñu ngi jéem a ut yeneen i pexe ngir xool nuñ ci génnee parce que gisuñu seen i njiit ñu jege leen wala wax leen lu concret saa su ne seen i njiit ñu ngi nekk ci ay histoire politique ak calcul yoo xam ne waaw lu mel nii lu bu xewee ñu xool naka lañ koy calculer jéem a wax ay waxu plan jéem a teg ay waxu milliards ok jéem a voilà lëndëbal xel yi wala dalal xel yi wala xaw ma nu ñu koy waxee noonu bu ko defee gars yi jàll ci leneen ok c'est passé on passe à autre chose d'ici quelques années on sera encore au même point di wax ne waa milliards yooyu fan lañ jaar sax finalement tegoon nañ fi benn plan bi affaire bi amee kërëb jàppal bàyyi mais xam nga wërsëgu politique kenn rek du ko lekk wërsëgu politique la ci yàlla jëm dimbalee kenn rek du ko lekk loolu nag mooy indi yu mel nii ngay wax parce que am na ci loo xam ne da ngay dégg tur wi te doo ko gis itam wala kenn ci ñenn koo xam ne kii ci mbooloo day daal di aakimoo lool ña nga xam ne ñoo ko faloon quartier boobu sax bu ñu ko woowee boîte vocale la ñuy jot wala sax doon mën a àgg ci moom wala léegi nommé nañ la fekk na bi ngay campagne kenn ku nekk bëgg nga ko gis moo tax man la Macky Sall dafa wéet ci man su ma doon Macky xam nga lu may def ci fan yi 3 weer ci kanam ma def remaniement changer gouvernement bi radicalement mais moo tax ma laaj ba noppi itam benn bopp attanu lépp revenir at indiwaat premier ministre ba noppi nag contrôle yi gën a tar parce que mbir mi dafa xaw a jaxasoo na trop oustaz ci diggante quelques jours puisque yaa ngi wax yi remaniement déjà moom mu ngi wax ak jeunesse bi ba léegi jeunes yi xamuñu ndax am nañ ministre de la jeunesse boo xam ne moo leen fi teewal ministre de la jeunesse boobu bu existé kañ lay jege jeunes sénégalais yi wala jeunesse sénégalaise ñu ngi koy laaj parce que ministre bu ñu la falee ci ministre de la jeunesse war ngaa jege jeunesse bi mais ministre de la jeunesse te jeunesse bi tax xamuñu leen boo génnee ci mbedd bi koo ci laaj mu ne la kuy ministre de la jeunesse parce que yow da ngaa yaakaar ne ministre de la jeunesse de ton parti nga loolu problème la mais weesu na foofu ministre de la justice dégg nga la mu wax ca France 24 Malick Sall waaw moom mbir yi jax xew yëpp ci jamono yi weesu moom mbër yi la ko kii fu mu nekk nii mel na ni mbër yi daal ñoo nekkoon di jaxaseek yooyu xam naa ba mu déggee keroog mbër yi di lancer seeni message ak yooyu ñoomin Balla Gaye ak ñoomin Modou Lo moom mu ne faf nag ñoom sax ñoo waral lii lépp ci jaxasoo ak kii mbër yi danañ ko tontu léegi mu am beneen ministre tamit boo xam ne mooy kii nga xam ne moom itam dafa génnoon tudd
tudd ba gis tudd ne dafa am ay li ñu naan force obscure yu ne ci suuf yu jiite xale yi ba léegi mu doon yu lëndëm à chaque fois nit yi di laajte mais ñii di ay kilifa ñu naan leen ministre te seen forme de communication dañuy laajte sax ñan ñoo yor seen communication ak nañuy communiquer ak peuple bi wala population yi à chaque fois day wuute trop ak la réalité des choses dafay mel ni en fait ñoom ci beneen planète la ñu jógee. bu fekkente ne ay kilifa dañoo bokk ci gouvernement bi xool li xew bërki démb ak bërkaati démb ne am na ay terroristes ñoom noonu lañ ko tuddee ñu ñëw dugg ci biir daal di buux xale yi. boo tuddee loolu sax tiital investisseur. waaw léegi ku waroon ñëw investir sax nan bon ministre bi moo wax loolu ok kon du ma ñëw. waaw léegi loolu bi ñu ko waxee ba pare. lu tax teguñu ci ne am nañu yore woon ay ngànnaay ak fetal di dóor ñi manifester. déet xam nga bu dee da ngay wax. loolu de xusuñu ci. duñ ci laal di. am nañu ay ponkal. yu yore woon ay jaasi ay yet. di topp ci xale yi manifester di leen dóor di leen. laaj nañ leen ko ba sonn. journaliste bu leen ko laaj ñu duñ ci tontu. waaw léegi nag kon ça veut dire ce que ça veut dire. waaw voilà qui ne dit rien consent. voilà très bien cela veut dire que donc kon ñoom bala ñuy wax ay force obscure yooyu ñuy wax. kon nañu wax tamit ñi raxoon ci biir di dóor xale yi. loolu tamit mbir la. beneen bi ci tegu mooy gis nga Nicolas moom laay wax ni te dégluwoo ma dama ne la gaañi. dañoo sori askan wi te yëguñu ko. maanaam kon beneen planète. waaw très bien comme ni nga ko waxee léegi. gars yi dañoo yaakaar ni fan ne mooy àddina. alors que foofu nekkul àddina foofu du Sénégal. gis nga ministre bi ngay laajte lii de la jeunesse xaw ma. fii lañ toog maag yow ma ne la am na ministère yoo xam ne waruñu woon am bureau. quand même dañoo waroon di dem suba ku ñu dénk développement social. dénk la penc mi. dénk la njaboot gi. te yow am na quartier yoo xam ne boo fa duggoon sax réer. quand même bu la taximan bi wala sa oto bu la chauffeur bi orienté doo xam foo jëm. mais da ngay nekk sa bulle en fait da ngay nekk sa monde ba nga foog ne. en fait yow kii nga lépp léegi nag bu événement yi xewee rek ngay fàttaliku ne ndekete man fi ma ne du foofa. ko am na ci ñoo xam ne boo leen yóbboon bayax ñu réer bayax gi ci gannaaw dara. donc loolu dañoo war a am proximité bi. day fekk si oustaz nga baal ma président bañ fi waxoon ne lii la diw di jar ci boutique baak yooyu mu naan xaw ma woon ne ndekete naka meew lii lay jar ci boutique baak. c'est que finalement da ngay isolé wu ba mujjee nekk ci feneen boobu peuple baa nga feneen. gis nga buur boo gis mu daanu. wala moo daanu ñu ko wër am na ñu ko ca daaneel. te waxuñu ko. parce que mooy ministre yi nga xam ne wax naa léegi parce que ñoom dañoo war a maanaam jàngalaat leen nan lañ war a mën a respecter askan wi. parce que ñoom pour man comme ni ko jeunesse bi di waxee dañoo nekk ci beneen Sénégal boo xam ne bii ñoom. doo leen dégg doo leen kii il faut dara xew gis nga tey jii xanaa ci jamono yi moom ñi mun a wax ndax buñ ci waxee dañuy yàppaan dañuy taal seen kër wala yu demee noonu. mais ay moment événement day xew nga xam dafay xew a toucher seen ministère de. pour nga jot leen sax pour ñu am invitation pour wax ak askan wi sax doo ko am. pour nga mën leen a inviter te pourtant président Macky Sall def na leen dem leen ngeen communiquer ji. en fonction ci résultats yi nga xam ne def nañ ko mais avec la manière. mais boobu bëbëxee xamoo nu ñuy waxee. ñu jékki-jékki jox leen nit yoo xam ne xamoo fu ñu jógee. kee génn fee naan terroriste lañ. kee génn fee naan ay nangam kee génn fee c'est-à-dire que yow da ngay dem ba mu yàgg nga ne léegi nag. Sénégal gii ñu nekk nag ñi nu jiite. bañ faloogul ñi ngi woon ci mbooloo mi. benn faloo fàtte nañ mbooloo ma. bala ñoo ñëwaat ci mbooloo mi dañ leen a soxlawaat. bu keroogee nag mbooloo mi mooy gànnaayoo xel ak xelam. xam ba xam ñii dañ leen di nax waaw wala déet. foofu rek la affaire bi nekk. voilà oustaz lii xew jàpp naa ci ñaar ba ñett li nga mujjee nii mooy arrogance maanaam ñu fal la moo xam foo mëntee féete ci wàllu poste mais nga ciy wane saa su ne xeetu arrogance boo xam ne da ngay yaakaar ne yow en fait dara dootul wàcc dara dootul changer. maanaam waaw arrogance moo lay yóbbu ci beew. n'est-ce pas moom la arab yi tuddee takabbur. mooy da ngay ngandalu ba defe nga ne yow ñaa nga demoon ca sàkket ya ak suuf sa di leen campagne ñu dem ci pënd bi dem ci banlieue bi ba ñooña fal la yow ba nga faloo defe nga ne ñee ay baadoola lañ yow yaay buur bi léegi foofu nag la gis nga nag bu ko roogee ngay xam ne yow ñi la fal ñooy buur waaye yow mi toog yaay baadoola bi. te boobu jamono sunu borom nee na ñun duñu dara ak ku féete fu nu mënta féete duñu dara. amul nit ku mën a rëy ci keppaaru yàlla amul. balbal wóorul. non yàlla ko wax ci alquran moom laa tudde léegi takabbur. alquran sax am na ñu wax naan ñi koy def am na benn place bu leen yàlla réserver feneen. donc xam nga ñun ay sénégalais lañ ñun ñëpp carte d'identité bi ministre bi signé ci yow man sama boss noonu la ko signé. ministère de l'intérieur. le meilleur pour notre pays. très bien jaadu woon na tey ministre bu jaaree ci corniche bi. wala mu jaar ci benn mbedd gis gaay équipe yi di football wala même mu xam leen mu bañ a xam. mu xam ne yàlla takkal na ko ndomb ak tànk pour luy doxal réew mi mu wàcc sax dem nuyu xale yi. dëgg la bu yore woon sax benn ñaari junni jënd ko ay boissons ne waaye gars yi na ngeen def ay waxtaan ak ñoom. xam nga ñu ne kii de mooy ministre sangam. ak ñun nii après toog ak jeunes yi di waxtaan nii xam nga booy di ko nettali seen i jafe-jafe actuel et tout ça xam nga ça lui donne l'occasion d'être sur le terrain jege jeunes yi moo xam ci secteur bu mu mënta
nekk jege askan wi bu ko defee non dama jox exemple jeunes yi mais mën na nekk ministre de la femme bi nga doon wax ne moom itam mën na jékki-jékki rek wàcc fekk si maire yi ci bi ñuy jaay jën wala affaire yooyu noonu wala seeni ndugg yeeg yooyu toog ak ñoom waxtaan enfin il faut être auprès de la population mais mënoo nekk fële population bi nekk fii mu nekk un gouffre maanaam yow yaa ngi planète Mars boobu ñun ñu ngi planète Terre ba pare nga bëgg a régler problème planète Terre. dafa am benn ministre boo xam ne bii mi ngi dëkkoon léegi sax defe naa ba léegi moo yore kii mooy Aminata Mbengue Ndiaye dafa daan def moom bu ñëkkee Louga di campagne gis nga bu ñëwee fekk la nga togg sa ceebu géej gi wala sa mbaxal ak yooyu moom mooy def day toog ci suuf moom raxasu dugg toog ci bool bi comme xale daal di wëcceeku ne waaw nangam lekk ci ceebu géej bi ànd ak nit ñi am proximité bi waxtaan ak nit ñi fu mu kër gu mu dugg mën na faa dem léegi kooku booy def noonu bu ñuy taal sa kër dañ ko fay romb kenn du taal sa kër donc wax naa la ñaar ba ñett yu ma tëye mooy arrogance boobu ma tudd arrogance boobu jur na loolee tubaab naan frustration xaw ma noo ma ko mën a tekkile ndax frustration boobu moo jur lii ñu gis jamono yi yëpp ndax encore une fois moo tax ca njëlbeen ma ne la il faut que politique bi ñu tegee ko ne parce que ku ci yaakaar ne aussi frustration bi politique bi kese ko waral yaa ngi nax sa bopp frustration population bi dund gi la voilà dund bi jafe-jafe yi ba pare ñu gis arrogance bi ci njiit yi àndal du ñu leen faale di leen mel ni sax ñu leen di kokkali et ça fait mal moo taxit bi affaire yi tàngee kenn ku ne wuti nga foo laqatu voilà ça fait mal maintenant gis ngeen ne boo nekkee ci sa arrogance boobu di insister là-dessus gis ngeen ne affaire yi du affaire u parti ak parti politique kese askan wi dañ fi nekk il faut que ngeen bàyyi xel ci jafe-jafe askan wi ngeen régler ko wala ñu askan wi xool neneen nu ñu def moo tax ma ne la Nicolas wërsëgu politique kenn rek du ko lekk quand même tudd naa fi arrogance indi frustration boobee jur malheureusement violence maa ngi wax sànq ne violence boobee li mu jur doy na waar loolu waral d'ailleurs message yu bëri jugee ci àdduna bi yépp ku ne di réagir par rapport li nga xam ne Sénégal dañu doon bañ mu àgg benn niveau boo xam ne am na ay réewu Afrique yoo xam ne am nañ ci exemple àgg nañu fa léegi naka la noo def ba xeetu violence bi ñu dund fan yi ñu weesu ñu jóge ci te bañ cee dellooti Oustaz Maodo. mën naa nekk bu fekkente ne soppi nañu doxalin soppi doxalin nag kenn du ko def mbooloo koy def dañ koy toog waxtaane ko nga bañ a xaddi kenn bañ a xeeb xelu kenn ndax nit moom jamono bu demee ba yaakaar ne xelam dong ko dal ko doy ndax xam nga tamit Nicolas buur boo gis ñett topp nañ ko buur ki lay topp moom nga xam ne intérêt dong ko fi bàyyi boo follee ko mu dem ci keneen yow kii intérêt rek ko moo tax ci keppaar gi moom boo folli ko mu wuti feneen fu mu làqatuwaat kooku moom buur goo gis am na ko am na it koo xam ne kii du la dana nekk ci sa wet waaye du mën a agsi ci yow ndax dëgg la lay wax te gars yi bëgg dañ koy siis am na kii nga xam ne saa su la waxee dëgg yow nga kii waaw mais léegi nag ñeneen ñi dañ koy xeex am na nag ñoo xam ne dañuy wër kilifa gi ba bëggunu kenn ku yegsi ci keppaaram kenn du ko laal kenn du ko jege waaw ñooñu nag ñoo ko rey parce que ñooñu da seen xel day gàtt seen intérêt la ñuy dàq léegi nag bu ma bëggoon a tey dem gis kilifa gi sax dañ naan addiw nekku fi xaaral nangam ak nangam tey suba ëllëg ngoon audience sax boo ko bëggoon tey ji bu dinaa da ngay dem yàgg nga découragé am na président bu fi nekkoon boo xam ne audience dañ ko doon jaay quand même non je t'assure li may wax je parle en connaissance de cause jox ma nangam pour gis kilifa gi xam nga yooyu réew mu dem ba nga xam ne ab démocrate kon oustaz réew mi àgg na foofu ak laa ilaaha illa wala weesu na ko waaye romb na foofu dama ne la am na fi président yoo xam ne je parle en connaissance de cause te maa ngi ak liste beeg yëpp boo bëggee gis diw ñu la jox ma nangam pour nga gis diw seen kër yi doo nga gaaw weekend yi boo leen bëggoon a gis da ngay lamb sa poche j'espère que dépassé nañ foofu quand même parce que ce serait vraiment taalibe bu mel ne man catastrophique waaw doo nga daara bu mel ne man soxla woon tey président dañ naan ko moo waay xaaral nangam te xamuñu ne sax ba xam loolu njariñam la war a def moo tax ñiy wër kilifa yooyu nañuy delloosiwaat seen xel te ragal yàlla te nit ñi nga xam ne dañ leen a takkal ay ndombay tànk nañu jege askan wi ñooy gor ñi ñoom yi xanaa xamuloo ni ñoom ñoo war a nekk jaamu askan wi mais askan wi waruñoo topp ci seen ginnaaw malheureusement c'est le contraire et puis que président gën a dugg ci dossiers yi muy wax ak milliards yi muy tudd bëri na lool wante plan yi nga xam ne yëpp par exemple de anti Covid la ñu jagleel ko askan wi ba léegi askan wi jotu ci mu ngi fàttali démb ne ci Covid bi bëri na ay lu mu génnee jagleel ko askan wi yi mu jagleel ko culture man ba ma waxee culture man xam naa la ca biir ndax culture bi moom jaxasoo na peeru jaxasoo boo xam ne artistes yi mer nañ peeru mer boo xam ne wax nañ ay xawma ñaata millions ki milliards ba léegi artistes yi ñu ngi kii maanaam booba kay APR moom boo dee artiste APR voilà tu as droit à tout ni mu ko defee ci yeneen i secteur boo nekkee ci partem rek dañ lay beral loxo wante mbir boobu moo fi war a jóge ay boo jegee sama parti da ngay am ay faveur boo jegewul sama parti ministère de la culture ñu ngi leen di interpeller ci loolu artistes yi mer nañ torop jamono yi oustaz xam nga bi coow li jógee xam nga ñëpp dañoo wax
kilifa diine yi dañoo wax moom sax président sax wax na ko yónni ñu xalif généraux yi kenn ku nekk yónnee nga ko ndaw kenn ku nekk wax la nga man ñi nga xam ni kii ñu bind mais ba ci association islamique yi nga xam ne sax ñaare doo leen dégg ci ay coow yu mel ne jamaa Ibaadu Rahman du ma jóg di leen citer parce que dañoo def lu am solo dañoo bind communiqué wax ci seen biir communiqué ñoom waa jamaa Ibaadu Rahman wax ne te ay boroomi xam-xam lañ dama cee xam ñu baree bari di ay nit ñu baax ay nit ñu dal ñu nangoo jaamu yàlla jamaa Ibaadu Rahman boobu ci seen communiqué bi c'était écrit en français dañu bind ci biir ne même ci justice bi na nekk benn justice boo xam ne bii du am péete te lépp lu ñuy def mu am transparence tey tamit ñu respecté maanaam institution yi ak constitution bi xam nga loolu lu muy firi mais loolu yàllaa ko wax am réew kay churut ya fa nekk boo ko respecté rek yaa ngi ci siratal mustaqim donc loolu la indi coow loolu mooy parce que loolu nekku fi woon wala bu fa nekkee tamit dañ ko salfaañe woon kon nañ ci liggéey waaw loolu bañ cee boole benn parparloo bañ cee boole benn politique il faut que aussi benn instant qu'on se détache de tout ça ay wax yi faraloo ak i parparloo ak i politique qu'on aille à l'essentiel kii mérité kii nga xam ne moo mérité poste ñu jox ko poste kii nga xam ne moo mérité li nga xam ne moom lañ ko war a jagleel ñu jagleel ko parce que moo am compétence yi et cetera mu bañ a am ñuy parparloo ak yooyu parce que tant qu'on est dans ça ci la ñuy dëkk et malheureusement loolu mooy indi saa su ne ay frustration population bi dañuy gis ne franchement on joue avec nos nerfs mais ce n'est pas sérieux quoi li ñu bëgg a gëmloo maa ngi gis ci chat bi ci YouTube bi bëri na ay réactions machallah jërëjëf ñi ñuy suivre en direct sur YouTube Sud FM Sen Radio la chaîne YouTube de Sud FM la première radio d'information du Sénégal Modou Ka ziar nañu nee na Cheikh Kane nee na sa soppe la mu ngi lay bëgge bu baax a baax Mamadou Diallo maa ngi gis message am jërëjëf madame Adja Chongan nee na salut Nicolas maa ngi Tambacounda nuyul ma sama soppe Oustaz Maodo Faye ndeysaan kontaan waa mu ngi maa wax cofeel bi mu am ci ñun jërëjëf kon madame Adja Chongan moom mu ngi Tambacounda sa soppe la Oustaz ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Jibi Sène El Hadj Camara nee na wax ji rafet na machallah Basirou Loum jërëjëfati merci Nia Abdoulaye ne votre analyse est pertinente merci beaucoup Gora Diop jaxaay la ne Mandaw Nia également nekk voilà nekk fenn moom itam ne voilà nous voulons un nouveau type de Sénégalais intéressé loolu yëpp ay message la yuy wadd ci chat bi jamono yi en direct ci Sud FM Sen Radio xam naa ne li ñu dese ci waxtu bëreetul te war na noo dem ci WhatsApp ba ndax am nga fay laaj kon li ñu def mooy léegi ñu daal di daw ca WhatsApp ba daal di dellu si. bu ngeen bëggee bokk ci bile émission mën ngeen yónnee seen message wala woote ci numéro WhatsApp bile di 77 959 51 53 77 959 51 53. salaamaaleykum Nicolas maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar di bëggee Oustaz Maodo Faye di nuyu groupe Sidig yëpp di rafetlu tamit seen liggéey waaw dama amoon benn question par rapport ak tolluwaayu réew mi démb man côté bi ma féetee muy banlieue bi dama gis jumaa yoo xamante ni julliwuñu te wax dëgg yàlla côté bi jumaa ji nekk amuloon ay manifestation léegi nag ñàkk a julli boobu noonu lu ma yem la quoi ma doon laaj xalaatu Oustaz. ok jërëjëf mbokk mi ci WhatsApp bi Oustaz tontu li. waaw damaa xamul nag wax dëgg yàlla lu tax julliwuñu comme moom ci boppam it ni mu ñàkk a xamee ne lu tax julliwuñu ndax dafa wax ne jumaa joo xam ne ji julliwuñu àjjuma parce que te it fan nekkoon itam amul manifesté yu fa nekkoon maanaam xale yi fippuwuñu woon jëm foofu li nit day maandu ndax xawma lu tax julliwuñu wax dëgg yàlla xawma ko su fekkente ne sabab ba la tax julliwuñu dafa nekk lu mat sëkk loo xam ne lii nit mën na caa loolu baa feebar baa bakkan wala yu demee noonu wala danger xëy na bu ñu julliwul daañu amul lay ñu jullee seen kër julli tisbaar su fekkee nag loola matulu lay loolu seen digganteeg seen borom la waaye nag comme man xawma exactement lu tax ñoom julli jiwuñu du ma mën a xuus foofule waaye julli jumaa nag dafa nekk ci kaw ndodd jullit bi ajjuma su ko mënee mu dem defi ko. am na solo ñu dem ca ñaareel ba ca WhatsApp. asalaamaaleykum wa rahmatullah Oustaz Maodo Faye maa ngi lay ziar. waaw man dama bëggoon a laaj comme tey suñu bokk yi nga xam ñoom ñoo nekk bitim réew xam nga ñoom fi ñu liggéey am na ñoo xamante ne
dañ leen naan bu leen fi julli léegi bu fekkee tisbaar fa la fekk ak tisbaar fa la lay fekk takkusaan timis ak gée yëpp fa la lay fekk te yow jumaa ji wala jàkka ji ak fi nga nekk sorante nañ trop xanaa mën ngaa boole ñetti yëpp dem ba si jàkka ja tisbaar bu ñu lay may pause nga dem julli ji boole tisbaar takkusaan ak timis ak gée yëpp wala mënul ne loolu laa bëggoon a xam. Je sais pas si c'est la même personne. J'ai l'impression que c'est la même question. Non, c'est pas la même question. OK. C'est pas la même question. xam nga julli yàlla da ko tudd ci alquran wax ne nag dama ko wutal def ko kitaab mawquuta maanaam dama ko bind def ko ci ay waxtu maanaam heure bu nekk dañ cee war a julli heure sangam tisbaar benn heure takkusaan ban heure maanaam ñu wutal ko ay waxtu daal ci gàttal léegi nag julli dafay farata ci jullit bi bu waxtu bu jotee bu amul ngant dafa war a dem julli ji loolu mooy li nga xam ne moo gàllu ci ndoddu jullit bi léegi nag su fekkente ne dafa toog foo xam ne fii dal na ko fii moom borom kër gi nee na bu fi jullee maanaam dañuy tere interdit maanaam mamnu dañ ko fay tere définitivement bu fi kenn julli mën na faa bañ a jullee tey góorgóorlu bu demee ba am feneen foo xam ne fi bu fa demee julli mu changé lam doon def dem foofale léegi nag ima jëmmi nag boole lu mat juróomi waxtu ci benn makkaan loolu moom du mën a ne ndax xam nga tey ji su ma julli woon tisbaar du ma am julli fi mu toll nii su ma julli woon tisbaar léegi julli gi kenn du ko accepté ndax tisbaar jotagul tisbaar mooy à partir de 14h15 à partir de 13h30 14h30 Oustaz yaa ngi may fàttali lu reeru nag Oustaz nag bu ma ci wàññi parce que loolu dama defoon penalty yi ma gën a nekk xale léegi nag sama maam daf ma doon yee pour julli fajar julli 2h boobu fekk na xam nga rek xale yi boobu dañuy nalaw ba waaye mooy loolu mu may yee pour julli 2h ma ne ko man ba may julli fajar laa julli 2h ak 5h ak timis ak gée loolu mu jàngal ma ci lu bëri mu justement mu fekk si li ngay wax mu def ko ree ba pare ci la ma expliqué li nga ma expliqué nii ne ma en fait waxtu julli yi dañu koy respecté c'est pas doo jël avance ci moom doo jël retard ci moom maintenant am na ay yoo xam ne am na nag yoo xam ne bu xewee yooyu mën naa ne mais dafa am ci nu muy xewee maanaam tey su ma doon tukki nag li ma nettal bi ma nekkee xale la tamit waaw xam naa léegi mën nga cee bañ a kii non bàyyi naa léegi màgg nga maanaam maa gis nga may jéem wàññi quoi genre comment tu peux dire quelque chose comme ça non pas du tout mais j'étais tout petit non mais je sais maanaam am na ci nag ci laaj bi ba tey su ma doon tukki tey ma julli tisbaar ba pare mën naa am ma ragal ne timis moom danoo fekk waaye tàkku sant si mën naa mu rëcc ma xëy na mën naa koo jiital loolu ma mën na ko xam waaye dajale juróomi waxtu yëpp julloo ko ci benn màkkaan moom loolu moom sama gëstu yeggagul foofu te dafa naa ne tam nekkul loo xam ne lii waajib la ci jullit bi léegi daal li gën mooy su fekkente kon fa muy liggéey su wàccee su ko sunu borom mayee bu demee ba toog këram mu tàmbaliwaat nag fay awqaat maanaam waxtu yooyu nga xamee ne rëcc na ko benn bu ci nekk mu fay ko ca nam ko lebe waaw waaye nag dajale leen rek na ko xërëb la ma soxna sa waxoon ca ba ñuy sànni jamra ca Makka comme juróom-ñaari xeer la mu sax na ma sama doom xëppal ma ko foofu am na solo yaa booy maa ngi lay nuyu bu baax a baax sama mu may woo noonu ndax fàttali naa ko histoire boobee yaa booy maa ngi lay nuyu bu baax sama chéri koko ñu dem ci ñetteel ba ci WhatsApp nit koo xamante ne dafa jàng alquran ba ne dem si dëkk tubaab yi te moom dafa mën a football bu ñu ko jëlee muy football moom xanaa dara nekk ko si de waaw loolu laa bëggoon a xam quoi mbokk mi ci WhatsApp bi mu ñetteel dafa jàng alxuraan ba mokkal ko waa mu miin ko dem nag ci benn réew bu ñuy footballé mu ne ndax bu footballé du ci am bac déedéet football kese nii kese loolu duñ ci déedéet loolu aayul moom kay la ca laxasu xëy na waxtu wan koy defek yére ya ngay sol ak yu demee noonu ñàkk a jot gaag wala xëy na loolu la ñuy wax waaye jëmmi football bi nii nga dem jàng man mi tey mënoon naa jékki-jékki bàyyi ba tàkkusaan ma sol sama blouson dem fee ca xale football fa ba pare ñëwaat toog waaw football jëmmi football bi non oustaz xaaral foofu intéressé oustaz nga ne yow jamono yi ñu ne. oui mënoon ngaa ci tefes bi. waaw jël sama blouson jël sa blouson. ànd ak gars yi waaw dem dóor ci bali waaw dóor ci football bi ñëwaat toog. loolu sax doon football foofu ban kii ngay. non doon na football défense yenn saa yi maa ngi ci digg bi. oui attention j'ai joué attention. mais loolu non c'est une information ça m'intéresse ça va faire toute l'émission Oustaz Maodo Faye joue au football. mais yow bi nga nekkoon fii léegi xale yaa ngi nekk def erreur bi c'est ça la vie alors je veux dire tout simplement que le football en tant que tel en tant que football nii loolu ayu léegi kay xëy na ya cay laxasu waxtu wan koy def ak faat waxtu julli yooyu moom bu keroogee ku koy def boo ko mënee respecté mu gën waaye c'est pas le football en tant que tel kon mën naa dem football yi n'est-ce pas mais na respecté waxtu julli yi n'est-ce pas Oustaz nag daanu organisé wu ak waa team Maodo Faye ngir dem ci tefes ba ñu xool mais c'est pourquoi j'aime le football mais est-ce que yow ma jox la benn information moi j'ai été secrétaire de zone au niveau de l'ODCAV de Louga quand même bokk ci CD comité directeur ci 32 personnes yu ñu doon fay foofu yu yore foofu ñu yore nawetaan yi loolu c'est affaire de bureau
ñun on parle du terrain. mais justement. mais boo demee ba nekk secrétaire de zone kay. nekk ci football bi di dem di def licence yi. waaw dugg ci nem sax yaa ngi ci doon kii. waaw kërti. waaw. laa doon ci xulóog di ci xeex kay. am na solo loolu moom daan ko organiser ak suma gaañ yi nandite yi xam nañ nu muy demee soose nga baal ma rek dafa am benn laaj bu ma jot ci Facebook bi xam naa ne temps bi jeex na mais dafa fekk si un peu fi ngay waxee xam naa di nga ko tënk bonjour Nico vous êtes vraiment tu es vraiment un grand animateur doublé d'un grand historien merci beaucoup demande-nous à Maodo si lire le Coran chaque jour sans le comprendre est bon ou non kii mu ngi yónnee message bi depuis Diourbel Ndiaye lycée Ndayane ca Diourbel. waaw jàng alxuraan moom du charte fokk nga li ngay jàng mën koo firi waaye jàngal rek yow. ndax xale bi jàng. léegi nga koy jàng te doo ko comprendre tamit oustaz. c'est compliqué mais jàng gi tiyaabo la. barke la alxuraan bu araf yi baax maanaam tey xale bi nga xam ne mi ngi jàng alxuraan. te firi léegun ko mais li muy def baax na ndax li muy jàng. barke la mokkal gi mu koy mokkal tiyaabo la liir alxuraan ci boppam. mooy nekk loo xam ne lii dafa jaadu sax daanaka man xëy na mën a wax ne waajib la ci jullit bi. mu koy def ndax jàng gi mu koy jàng. tiyaabo la xuruuf yi tamit daf lay kii te alxuraan tamit mën nañu sauver. jàng ko moom nga comprendre ko nga bañ koo comprendre. jàng alxuraan lu baax la del jàng rek yow. am na solo maanaam dama bañ wax ne. comme xaw ma ci dara du ma ko jàng. déedéet mën ngaa lire alxuraan mën nga bañ a xam sens direct yi. xam sababu nusul yeeg yooyu. mais nga jàng ko rek yow koy jàng rek. boo amee kii bi en traduction aussi c'est grave. amul problème l'essentiel c'est que nga jàngal alxuraan boo ko mënee firi ci beneen làkk itam waaye yow daal jàng gi moom. soo ko mënee di ko def dara renewu ci bal sax lu baax la sax. très bien merci beaucoup jërëjëfati oustaz Maodo Faye amati na solo xam naa ne balaa soose di xëcc sumay nopp ndax ay publicité am danoo bëri te danoo war a jàll message yi tamit ci chat bi ci YouTube bi bëri nañu torop xam naa ne dinañ joxante dig daje bu ci kanamee tuuti parce que vidéo bi daa ngeen ko seetaan ci sunu chaîne YouTube Sud FM Sen Radio en tout cas on voit qu'il y a beaucoup de réactions et cela nous touche beaucoup merci beaucoup à vous qui nous suivez tous les jours ci Sud FM la première radio d'information du Sénégal passez une très bonne journée bon appétit et surtout n'oubliez jamais viser la lune c'est important dans un instant vous aurez les infos avec la rédaction centrale de la première radio d'information du Sénégal un grand merci à l'équipe technique Alioune Badara Socé merci à Papa Dio côté digital merci à vous tous qui nous suivez au Sénégal et sur l'international bonne journée et à demain jaa ngeen jëf